waxtu xabaar yi jot na ci Génération FM ci kàllaamay wolof lay doon léegi ñu wax leen ponk ñu war a faram-fàcce. dana ci bokk benn xale bi nga xamante ni atam mu ngi toll ci fukk ak juróom benn génn àdduna gannaaw bi nga xamante ni ay taw yi métti ñoo wàccoon fële ci diwaanu Bignona yi ànd ak ay ndënn ñu jàpp ni sax keneen jëlee na ci ay gaañu ba jamono yi mu ngi ci l'hôpital Amady Khalilou Diémé danañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo ñu danañ wax itam ci ëttu jotaayu xabaar ay député yi nga xamante ñu ngi toll ci lim ñaar fukk ak juróom ñu ngi fii ci diwaanu Ziguinchor depuis dimanche bi ndëgg ni ñu ngi fi amal nag ay liggéey yi nga xamante ni tax na ñu amal jotaay ak gouverneur wu Ziguinchor waaye itam ak kii jiite l'armée bi ca zone militaire numéro 5 yaatal yi dégg nañ leen ko incha allah bu ñu yeggee ci biir xabaar yi fële ci diwaanu Bokkul bu Buluf nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi fa nekk rek ñu ngi ñaawlu bu baax a baax rek yéexteel gi ñu gis ni am na ci liggéey yi nga xam te ñu ngi ko fay amal ba tax na gis nañu ni loolee dana tax seen Buluf googee rek di deltu gannaaw saa su ne ci lii di wàllum développement ñuy sàkku nag ci nguur gu Sénégal mu jubbanti di ni mel ci nu mu gën a gaawee yaatal yi dig nañ leen ko ci biir xabaar yi projet Mobi Ciné fu mu ne rek jëlee na bu ngi bëgg a yaatal ay bànqaasam ba tax na gannaaw Dakar yeneen juróom benni diwaan Ziguinchor bokk ci bëgg nañ fa sànc li nga xam te moo di projet googee ñu duppee Mobi Ciné ñu jàpp ni sax lu toll ci fukk ci ay ndaw yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor war nañ leen tàggat ci googuleeg projet yaatal yi dig nañ leen ko ci biir xabaar yi nañ ci toftal ci biir yi la ëttu jotaay xabaaru bitim réew waaye itam ñu toftal ci li nga xam te moo di xabaaru tàggat yaram ñu war ko daaneeleeg xabaar yu tukkee ci xotu yëglekaay yi ponk yi dinañ ko faram-fàcce su ngeen taaxeloo tuuti. Saw Koli lay wuyoo ma nekk ci kaddu gi fegoog Albert Gomis moo nekk fële ci xarale gi gannaaw bi nga xamante ne am na ñaari mandat ci boppal FONGIP Doudou Ka dana bàyyi googuleeg kuréel mu jiite woon ab diir ñu jàpp ni sax ay texte nag yi nga xamante ni moo tënk googuleeg FONGIP moo ko daal di imposé di xam ne ni kenn warut a am ñaari mandat yu tegaloo ba noppi weesu ko kon boo amee ñaari mandat yu tegaloo rek doo am ñetteel loolee nag tax na moom Doudou Ka xam ne ni rek fi mu ne sax même bu fekkee texte yi waxu koon sax dana fas nee na dem moom ba tax na sax même su fekkee njiiti réew mi dana ko bëgg tegaat ci boobule place moom du ko nangu te sax xam ne na ni moom Doudou Ka ci suñuy naatangooy di waa Source A ni Macky Sall sax du ko xalaat ndaxte koo xamante ni ku fonk loi nii muy doxee comme loi nag moo ko tënkee ni mel moom Doudou Ka dana dem bàyyi FONGIP am keneen koo xamante ni dana ko jiite ci wàllu bilan nag biñ ko laajee suñuy naatangooy di waa Source A moom Doudou Ka xam ne na ni bilan gi mucc na ayib ba sax moom FONGIP rek moo nekk institution bi nga xamante ni tabaxal na boppam ab banqaasam Karim Wade du mën a bokk ci élection présidentielle yi léegi leer na nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllum jëflante ak liste électorale rawatina rek directeur général bu publication des listes électorales Bernard Casimir Cissé moo xamle li ni mel gannaaw bu mu doon amal janoo ak taskatu xabaar yi ni ki ci altine gi de moom nag nee na tënku na ci article L31 bu code électoral ngir rek ne képp koo xamante ni sénégalais nga te nga am ab loi bu la condamné lu ëpp juróomi at yàlla kaso mënatoo nekk candidat loolee nag moo dal kii di Karim Wade ba tax na sax moom nag di Casimir leeral yi doon na ko amal ci janoo ak taskatu xabaar gi mu doon amal ni ki démb foofe ci diwaanu Ndakaaru ngeen di wéy di bàyyi xel xabaar yi bi ndigg nii ci Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. ñu jàll ci leneen wax jëye ji nga xamante ni am na fële ci diwaanu Bignona ab xale bi nga xamante ni ay atam mu ngi toll ci fukk ak juróom benn moom nag la ab ndënu daal di wadd ci kawam ba faat ko foofee ci diwaanu Bignona keneen ko mandaloon nag jëlee na ci ay gaañu yu métti ba ñu daal di ko yóbbu ci hôpital bu Bignona ngir amal ko ay pajja Amady Khalilou Diémé. yëf yi am na démb gannaaw bu mu doon taw bu métti fale ci commune bu Bignona taw la bi nga xam ne ànd ak ay éclair ak ay tonnerre sapeur pompier ñëw nañu mënuñoo def dara ndaxte bu ñu egsee ci lañ constaté ni xale bi ñàkk na bakkanam ba pare moment bu foudre bi di daanu ñaar nit ñoo newoon ci atelier bi xale bu góor bi te mu am fukk ak juróom benni at ak patron koy jàngal menuiserie kooku sax daf ci gën ak ay gaañu phénomène boobule bu ñu duppee tonnerre ak éclair daanaka
problème la rek ci département bu Bignona population yi fay yeewoo nawet bu jot rek dañuy tiit ci nawet bu ne dañuy dénombrer ay victimes yu bëree bëri ci département boobule suñuy fàttaleeku rek ci atum 2016 fale ci àllum mu lomp diwaan la bi nekk ci zone bu ñu duppee Boulouf ci département boobule ñeenti xale yu góor ñoo fa ñàkk seen bakkan ci phénomène boobu foudre bi daanaka dafa daanu ci bois sacré bi fekk dëkk boobule ñu ngi doon def seen cérémonie initiatique bu ñu duppee ci Joola Bukut ñeenti nit ñoo fa gaañu juróom benn yi am ay gaañu bu ñu fàttalee ko am na juróomi at ci dëkk bu ñu tubbee Butumoon ñaar xale yu góor ñoo fa gaañu te ñaar xale yu góor yi ñoo bokk ndey bokk baay mu doon li nga xam ne lu jaaxal population yeewoo ci département Bignona ñi nga xam ne tey li ñuy réclamer mooy protection la ñuy réclamer te ñu koy jaax autorités yi pour ñu renforcer seen protection civile bi. jërëjëf Amady Khalilou Diame benn waxtu dem na ba tegal juróom benn simili ñu wax ci waa assemblée nationale yi nga xamante ni gane si nañu waa Ziguinchor seen lim mi ngi toll ci ñaari fukk ak juróom ñu jàpp ni sax ñoom ñooñee nag bu ñu fi ñëwee daal nañu dem amal jotaay ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa l'armée bi rawatina seen i kilifa ki jiite zone militaire numéro 5 ba tax na nag moom mu dalal seen xel yi xam la ni Casamance fii léegi l'armée bi daal dina contrôler li nga xamante moom moo di situation bi ñu jàpp ni sax moom nag ñoom waa l'Assemblée nationale laata ñuy amal jotaay googu ak ki nga xam te moo jiite l'armée bi fii ci diwaan bi daal nañu am njëkk amal jotaay ak gouverneur bu Ziguinchor Guédiou Diouf ñu jàpp ni sax ñoom bi ndëgg ni nag di waa Assemblée nationale ñu ngi fii ci diwaanu Ziguinchor di fi amal ay liggéey dinañ ci ñëw sax sunu xabaar yi nga xamante ne moom la ñu dégmal ci li nga xamante ni rek jot nañ ko fa amal ci activité niki ci bëccëgu tey jëlee fii ci diwaanu Ziguinchor ñu fàttali ni ak seen ñëw mu ngi yombee gannaaw bi nga xamante ni di waa fondation Konrad Adenauer ñoo leen daal di jàppale ñu jàpp ni sax gannaaw loolu ñi nga xam te ñoo di maanaam commission défense ak sécurité bu commission des lois qui décentralisation du travail et des droits humains ñoom ñooñu daal nañu amal benn séance su liggéey ak gouverneur wu Ziguinchor daal di ñëw ci li nga xam te gis nañ ko ci koom gi nga xamante ni Ziguinchor war na ko am ndax rek li nga xam te moo di potentialité gi mu am waaye buñ ci pare kii di Awa Gueye daal na yëkkati itam ay kàddu ngir rek daal di wax ci kaaraange gi fii ci diwaanu Ziguinchor ñu déglu ko Awa Gueye mooy vice-présidente assemblée nationale ci ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko. waaw tey dañu ñëw fii ci Ziguinchor ñuy andi d'abord nuyoowu président de l'assemblée nationale di indi ay encouragement wam parce que balaa ñoo ñëw waxtaan nañu ak président assemblée nationale mu wax ñu ne su ngeen demee rencontrer armée bi na ngeen leen wax ne yëg naa bu baax li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci Sénégal te maa ngi leen di sant bu baax ci ni ñu taxawee di jàppale population yi pour ñu nekk ci jàmm nekk ci dal. Son excellence monsieur le président de la république bi ñu ko falee dafa andi benn programme bu am solo boo xam ne bu yemmee dafay andi yokkute ci population bi dafay andi émergence ci population yi waaye ñun tamit ñu xam ne population yi mënuñoo yokku tant que seen i bëgg-bëgg ak seen i soxla nguur gi taxawu ci te xam nañ ne aussi bu ci nguur gi taxawee rek jàmm dina mën a am dal dina mën a am loolu moo tax nag ñun comme ñun ay député lañ ñu ne nañu ñëw fii rencontrer population bi waxtaan ak ñoom xool yan mooy seen i bëgg-bëgg ba suñu demee assemblée bi ñu mun a porter plaidoyer bi ñu ngi sant yàlla nag ndax bi ñu rencontré armée bi laaj leen ñoom yan condition la ñuy liggéeyee wax nañ ñu ne condition yi ñuy liggéeyee baax na waaye comme àdduna moom li ñuy wax rek nu mu seeti yokku ñeex du yàq dara loolu moo tax ñun itam bu ñu demee dinañu gën a wax ak ministre bi nga xam ne moo yore armée bi pour que ñu gën a yokk condition yi nga xam ne soldats yi ñu ngi ciy liggéey. ñu waxtaanee rek yoon bi nga xamante mën nañu duppee Boucoulou di Boulouf rawatina diggante Tànjeem ak Thionckeseen mu nekk ci anam yoo xamante ni neexul dara askan wi nga xamante ñoo dëkk ci bor boobee loolee nag di kaddu ki nga xamante ni moo ko yëkkati moom moo di Brahima Diame mi jiite bi de kuréel ñu duppee Buluji moom nag daal dina xam ne ni rek yoon googu ci anam yooyu mu nekk mu ngi yéexal bu baax a baax développement googu léegi boor ñu duppee Boulouf Brahima Diame di sàkku nag ci kilifa yi nañ ci indi ay saafara ci nu mu gën a gaawee ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diame lay addo
bon yoonu Boulouf boo fa demee da ngay xam ni vraiment luñ fa liggéey baaxul parce que président de la république xëy na def na ay jéego yu am solo defar na diggante Thionck-Essyl ba Balengor mais boo jëlee diggante Diégoune ba Thionck-Essyl yoon bi baaxul dañ ko décapé pour ñu defaraat ko mais fu mu ne nii Diégoune lañ yem te amul goudron léegi boo ñëwee diggante Diégoune ba Thionck-Essyl day mel ni oto buy yóbbu néew moo fay daw booy dem Thionck-Essyl par exemple fi nga war a def benn waxtu ou bien moins de une heure da ngay def ñaari waxtu ba ñetti waxtu c'est parce que yoon bi baaxul moo tax population Boulouf à travers le Bouloudji ñu ngi ñaax président de la république pour ñu jàppale ñu dimbale ñu mu defaraat yoon bi parce que Boulouf ci yoon bi lay sukkandiku pour mën a jëm kanam. ñàkk baax yoon bi lan lay jur ci mobilité population. lu bëri lay jur parce que ñun sunu koom-koom ci yoon bi la dépendre ak sunu wér-gu-yaram parce que boo amee par exemple malade fii Thionck-Essyl nga war ko référer à Bignona ou bien à Ziguinchor boo moytul malade bi day des ci yoon bi ndax yoon bi baaxul ay secousses kese da lay indil moo tax ñu ngi ñaax président de la république ñu jàppale ñu defaraat ñu yoon bi ndax moom mooy sunu yoonu koom-koom. ab projet la bi yëngu ci lii di wàllum cinéma ñu duppee ko rek Mobi Ciné gannaaw ba mu taxawalee banqaasam ca daanu Ndakaaru ba mu dëgër ñu yéene ko nag yeneen i diwaan yi ñu toll ci juróom-benn Ziguinchor nag bokk ci diwaan yi nga xamante ne tànn nañ ko ngir daal di amal yooyu lépp projet foofee ñu duppee Mobi Ciné ñu jàpp ni sax danañu tàggat nag lu toll ci fukk ci ay ndaw ci li nga xam te moo di métier cinéma bu ko defee ñu toggal leen fii ci diwaanu Ziguinchor loolee sax ngir gën ci amay leeral dañ ciy dem déglu ji di Oumou Kalsoum Niang mooy responsable financier bu boobu les projet kàddu mi mu ngi ko dënk Binta Traoré. ñun daal xale yi jeunes yi ñoo ñu tax a jóg dañoo jóge ba Dakar ñëw fii Ziguinchor pour bëgg jeunes yi bokk ci projet cinéma parce que soo seetloo muy Dakar muy ci région yi aussi salle de cinéma yëpp tëj nañ te gis nañ ne jeunes yi amatuñu envie pour seetaan film ci écran géant ñoom dañuy nekk di seetaan télé amatuñu culture cinéma donc Mobi Ciné Sénégal dafa ñëw ba Ziguinchor développé fi benn projet boo xam ne dañoo bëgg jeunes yëpp participer ci léegi dañu bëgg ñoom ñëpp déposer seeni CV au niveau de complexe SIA suñu déposer dinañ def benn sélection nañ ci jël 10 jeunes dinañ leen former pendant 15 jours suñu leen former ba pare dinañ ci tànn 3 yoo xam ne dinañ leen créer benn GIE suñu créé benn GIE au mois de novembre ñu restituer leen matériel bu bees tax ñu commencé activité cinéma au niveau de Ziguinchor. ñun dañu soxla ay jeunes yoo xam ne ñetti profil lañ soxla benn niveau bac ak ñaari niveau BFM parce que dañuy bëgg coordonnateur bi am niveau bac am benn niveau boo xam ne na mën a gérer projet bu mel nii ba pare niveau BFM bi aussi c'est parce que bëggu ñoo tëj buntu yëpp parce que da ngay gis ay jeunes yoo xam ne amuñu diplôme mais am nañ compétence donc diplôme bi warul mën a nekk benn frein boo xam ne dina tee jeunes yooyu mën a participer ci projet bi moo tax ñu jël niveau bac pour coordonnateur ak yeneen 2 profils yi ñu jël niveau BFM appel bi may lancé mooy ñoom ñëpp nañu ñëw projet bi ñoo ko moom ñoom ñoo ñu tax a jóg ñun suñu bopp ay jeunes lañu ndax ka ca gën a mag ci projet bi 37 ans la am te kon loolu moo lay woon ne projet jeune la ñu ngi woo jeunes yëpp ñëw leen déposer leen seen CV au niveau du complexe SIA dinañ def sélection bi le 7 après ñu débuter formation bi le 9 incha allah. mu ngi noonu benn waxtu jot na ba tegal fukki simili ak ñett ci Génération FM 93.4 xabaar yi di woy ba léegi nii ñu waxtaanee xabaaru bitim réew fanweereel ak benneel bi sommet bi nga xamante ni bi rek ñu ngi ko jagleel njiitu réewu Afrique yi ñu bokk ci Union africaine daal nañ ko rek ndar kap altine ak démb gi ci ngoon ñaari fan ci weeru sulet fële ci diwaanu Nouakchott ñu jàpp ni sax sommet boobu ñu ngi ko gën a teg ngir rek xeex li nga xamante ni moom moo di lii di wàllum guerre ñu jàpp ni sax lu toll ci ñaar fukk ci ay njiitu réew yi yeewoo ca diwaanu Afrique fekkee nanu ko ñu déglu ci sunu stagiaire bi ñu dubbee Fally Badji. sommet bu nekk occasion ci équipe bu Paul Kagame ci wàllu réforme institutionnelle ñi mën a déggoo ci projet yi ñu séntu ak yokk ci intégration daal di tase président yi ñi gën a seedi pour bokkal zone libre échange bu ñu xoolee ci loolu 49 états dañoo signé protocole bu taw ci marché yi ñu bokk bu ñu ñëwee ci li nga xamante lutte contre corruption ci thème sommet bilan boobu la ñu gën a critiquer lu ñuy xaar ci engagement strict ci président yi mais réunion bi mënul am déclaration politique te loolu ñu ngi koy wone suñu nakar pour régler problème bi ci continent bi président yi jël nañu décision yu ndaw
bu ñu jëlee ci crise Soudan du Sud mboola africain bi d'accordul si idée yu ñu appliquer sanctions cibles contre criminels yi mais Manko africain dafa doon xaar benn rapport bu ñu confier Kenya ak Soudan balaa ñu leen di tontu. ñu noonu journaliste bu Congo bi ñu duppee Gis Fortune Dombe nga xamante ni tegoon nañ ko loxo ni kii ci weeru janvier ci atum 2017 moom moomee dañoo njortoon ci moom complicité maanaam complot ak ñi di waa rebelle yi nga xamante ni ancien chef rebelle yu ñu duppee Frédéric Bitsamou ñu gën ko xam ci turu Pasteur Ntumi daal dina ko rek amal moom nag mujj nañ ko bàyyi ni ki altine ñaari fan ci weeru guusuleet gannaaw bi nga xamante ni dañu dugal liberté provisoire te gars yi nangu ko gannaaw bu mu defee lu toll ci fukk ak juróom-ñetti weer ci li nga xamante ni bii rek moom moo di kaso gi ñu jàpp ni sax journaliste boobee nag liberté provisoire am googee sax àndul dara ak benn atte yi nga xamante ni jot nañ ko atte wala déglu nguuru gu Bachar al Assad fi mu ne mu ngi amal ay laale muy bombardement seen diggante gi ñi nga xamante ñoom ñoo di rebelle yu nekk fële ci diwaanu province bu Dera ñu jàpp ni sax loolee nag ci ay laale tax na ay junni doomu aadama jógee ci seen i dëkk ngir dem uti ji fi nga xamante ni foofu la ñu yaakaare am lii di wàllum karange même su fekkee jamono yi nag li nga xam te moo di xeex bi xaw naa wàññeeku taxut ñi nga xam te ñoom ñoo di aji daw làqu ji daal di dellu si ñu ngi leen di xayma sax ci 200 ak juróom-ñaari fukki junni ñu déglu ji sunu stagiaire Aïssatou Diatta. jaamaarloo yi dañu dawloo xaaju borom gànnaay yi ay village yu Dera yu bëri nga xam ne opposition moo koy seetlu dañu déggoo ngir juboo ak régime bi ay borom gànnaay yi dañu xaajoo ndax am na ñu ci ñoom ñi nangul teg seen gànnaay xeex bi moom mu ngi am ba léegi kii di Abou Zahid El Darawi militant wu opposition bu Syrie bi wax ne roppalaan yi mënatuñu xeex waaye hélicoptère u régime bi dañu bàyyi ay explosif ci dëkk bi mbir bi fu ñu toll daa gën a yokk civil yu Dera bañ leen jàppee mënuñu woon dem fenn ci commencement xeex bi ñëpp a jubaloon booru sud waaye buntu dëkk yooyu yëpp dañu tëjoon dañu bloqué civil yi yëpp ci frontière u Israël ak Jordanie amuñu fi ñuy dëkk ak li ñuy dund loolu la Abou Zahid El Darawi dënk. mu ngi noonu jërëjëf Aïssatou loole mooy ndarkap nag li nga xam te moo di xabaaru bitim réew yi ci ndimbalal sunu technicien di Albert Gomis ñu yeggee leen xabaaru tàggat yaram. jërëjëf Albert ñu tàmbalee ko ci ay programme match coupe du monde nga xamante ni di ngeen ko mën a déglu ci Génération FM 93.4 ci kanam tuuti ñaari waxtu bu jotee di ngeen am Suède ak Suisse loolee mu soxal wàllum 8e de finale yi bu juróom-benn waxtu jotee nag Colombie nga xamante ni moo gagné woon Sénégal ci match de poule yi moom dana laaleeg Angleterre loolee bu juróom-benn waxtu jotee ñaari jongante yëpp incha allah di ngeen ko mën a déglu ci Génération FM 93.4 fileeg ci kanam tuuti. ak kii di Mohamed Tidiane Ndiaye ak Lamine Ba jàpp Moussa Ndaw incha allah équipe bu Belgique nag ni ki démb qualifié na ci li nga xam te moo di quart de finale yi ñu jàpp ni sax loolee nag gannaaw bi nga xamante ni daal na dóor ñi di waa Japon ñetti bal ci ñaar mu nekkoon ab jongante bi nga xamante ni métti woon na trop ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Belgique waaye nag dañoo mujj rek def ay changement yi nga xamante ni jig na leen ba sax ñu mujj gagné ñi di waa Japon gannaaw jongante gu tar ñu jàpp ni sax loolee nag dana tax ñoom waa Belgique war a dajeeg ñii di waa Brésil ni ki juróom benn fan ci weeru gu sulet gi ñu ne ci li nga xam te moo di wàllum quart de finale gannaaw bu ñu ko nommé ci atum 2006 gannaaw mondial bu Allemagne kii nga xamante moo di entraîneur bu Allemagne bi ñu duppee Joachim Löw moom moomee nag daal dina yóbbu équipe bu Allemagne fële ci diwaanu Russie wala bokk laata loolu sax Brésil foofu nag nekk na fa champion du monde ci atum 2014 waaye nag dem moom fële ci diwaanu Russie dem maanaam ñibbi na ci waxtu wi nga xamante ne kenn xaaru ko woon ndax équipe bu mu yor ak itam xarañ wi nga xamante ne ay jouram xarañ nañ ko loolu nag ñu yaakaaroon ni Joachim Löw danañ ko dàq ci boppal équipe Allemagne boobu waaye nag loolu antuwul ndaxte fédération bu yor wàllum football ci Allemagne daat nañu rek sàkku ci moom ngir mu toog yoraat équipe bi ba jamono yi 2022 nga xamante ni contrat am ci la war a jeex waaye nag moom Joachim Löw daal nañ ñaan gars yi nañ ko may mu xalaat ci xalaatam nag xalaat na ba noppi tontu na moom nangu na des ci boppal boobule ba équipe bu Allemagne moom Joachim Löw ba ci kanam ngir ñu xool li nga xamante ni dana ko fa jot a def ci liggéey gannaaw bi nga xamante ni def na rek ab tukki bu bon fële ci diwaanu Russie gannaaw bu ñu éliminé Allemagne ci premier tour te moo ne coupe du monde bi nga xam te mujj nañ ko
joué Allemagne moo ko jëloon. ñu wax rek ci li nga xamante moo di ñii di waa Argentine itam gannaaw bu ñu lajjee lajj gu métti seen digganteeg ñii di waa France ba sax ñu mujj toog ñoom tamit di waa Argentine daanaka fi mu ne seen entraîneur daal nañ ko dax Jorge Sampaoli fi mu ne nag ñu ngi lijjanti ki nga xamante ni moo ko war a wuutu ci boppal googu léegi sélection bokk na ci ay candidats yi nga xamante ni samp nañu seen dënd ngir yor googu léegi équipe bu Argentine Mauricio Pochettino ak Diego Simeone wala ki nga xamante moo di Marcelo Gallardo waaye nag ki nga xamante moo di Diego Maradona itam samp na ndam nee na moom nag bëgg nañu jokkoo équipe bu Argentine googee même su fekkee sax duñ ko fay benn dërëm waaye bëgg na yor équipe bi ndax njort na ni suñ ko joxee dana def lu kawe njort waa Argentine. ñu jeexale ko ci wàllum basket ki nga xamante moo di star bu Amérique bi di yëngu ci wàllum basket ñu naan ko LeBron James moomame daal dina signé ñeenti atu contrat ak Los Angeles Lakers ñu jàpp ni sax montant bi nga xamante moom la signé ñu ngi ko xayma ci téeméer ak li nga xamante moo di juróom fukk ak ñeenti ci ay millions de dollars loolee la ñu xamle ay agent am ñu jàpp ni sax LeBron James moomame daal dina joué lu toll ci ay huitième de finale yu bëre ca NBA moom nag dana ñëw dugg ci club bi nga xamante ni ay ndaanaan kulli fajirin ci lii di wàllum basket yi mus nañ fa jaar ci NBA yu fële ci diwaanu États-Unis mi ngi noonu ñaar fukki simili ak benn moo tegu ci benn waxtu fii ci Génération FM 93.4 léegi-léegi ñu egg leen xabaaru yëglekaay dal leen ak jàmm yëglekaay yi ñu xëyandoo xëy nañu biral rek mbirum liste électorale yi nga xamante ni bi rek nee nañu rek turu Karim Wade nekk fa yëglekaay di ñu xamal ni day ki nga xamante ni moom moo di directeur général bu élection yi Bernard Casimir Demba Cissé moo yëkkati le kaddu gannaaw bi nga xamante ni bi rek doon na amal jano ak taskatu xabaar ya Walfadjri quotidien ne ñu rek lii day menoon na ni ñëpp ñu ngi ko doon xaar ngir Karim Wade du mën a bokk ci li nga xamante ni rek moom moo di élection présidentielle ya firnde li day am nañ ko ni ki démb ki nga xamante ni moom moo di Bernard Casimir Demba Cissé moo daal di joxe xabaar ba ne Karim Wade mënut a bokk benn yoon ci élection yi ndax rek ay gàkk yi nga xamante ni jëlee na ko ci dossier bi nga xamante moom la ñu duppee enrichissement illicite l'observateur yéglikaay daal di dëggal xabaar ba ne ñu fichier Karim Wade écrasé nañ ko maanaam Karim Wade fi mu ne yoratul ay kayit yu baax yi nga xamante ni war na ko mën a may mu nekk candidat fii ci réew mi di Sénégal bi yéglikaay ne ñu day élection 2019 ya Karim Wade bu yeboon a xam ni du ci bokk ndax rek dañ ko boole ak article L31 bu code électoral bi nga xamante ni dafay daal di tere képp koo xamante ni am nga ay jafe-jafe ci wàllum justice ba ñu tëj la lu ëpp juróomi at doo mën a bokkati mukk ci ay élection fii ci réew mi di Sénégal moo ni day Karim Wade ba tey bi léegi kay di l'observateur moo ñu koy xëy xamal ni rek moom dañ ko daal di condamné ci weeru mars ci atum 2015 gannaaw bi nga xamante ni daaj nañ ko juróom benn atu yàlla kaso yi nga xamante ni da koy tëdd ba mu jeex takk boole ko itam ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards ci suñu koppar ba tax bi léegi kay rek di l'observateur ne ñu Karim Wade day bu yeboon a xam ni lii lay day moo tax du war a mën a bokk ci élection présidentielle 2019 ya waaye nag loolu lay day ay ñoñom maanaam ñi nga xamante ni ñoo bokk ci parti démocratique sénégalais nee nañu lii lee bañ nañ ko ba tëdd ci naaj wa bi léegi kay di l'observateur mel ni ku leen di xelal ne leen rek lii nga xamante ni bi rek moom la Bernard Casimir Cissé daal di yëkkati rek ci ay kaddu mun ngeen dem boole ji ko ak i président bu tribunal grande instance ndax moom am ngeen sañ-sañ bind ko bataaxal ngir ne lii gars yi décidé àndoo leen ci dara candidat bu PDS moom Karim Wade bi nga xamante ni fu mu ne sax daanaka anam yi ñu ko bàyyi rek doy na waar trop ndaxte rek benn xaaja guddi lañ ko bàyyi balaa bët set Karim Wade dugg na avion ba wàcc ca Koweït ay gaayom yi nga xam te ñoo bokk ca PDS daal di ci mer ba futu ñoom sax di waa PDS xam ne nañu ni rek yëf yi du yombee noonu ndax ñoom tey jile day ci talaata gi xam ne nañu ci Vox Populi ni daanu amal janoo ak taskatu xabaar yi ngir wax ana nu ñu fas yéene jëflanteeg ñi nga xam te ñoo tere Karim Wade nekk candidat Le Témoin quotidien moom daal di wax rek ci li nga xamante ni moom moo di événement yi nga xamante ni ñi di waa PDS day ñu ngi koy daal di amal Le Témoin boobule sax daal di jox kàddu gi la tribune yéeglikaay mu xamal ñu ni ñi di waa PDS dogg nañu ne danañu def seen kéem kattan ba Karim Wade mën a nekk candidat ndax ñoom di waa PDS yu mu ne préparé ñu kenn ngir mu nekk seen candidat maintenant Karim Wade kot
kese moom la ñu bëgg mu nekk ki nga xamante ni bi rek moom moo war a nekk seen candidat bi léegi kay di la cloche itam daal di déggal yooyu lépp kaddu yi nga xamante ni ñii di waa PDS yëkkati nañu ko bi léegi kay ne ñu waa PDS day xam ne nañu ci atum 2019 présidentielle yi lañu wax amuñu benn candidat Karim Wade mooy sunu candidat depuis A ba Z bi léegi kay ne ñu rek loolu day moo tax ñii di waa PDS xam ne nañu ni soxlaw ñu benn plan B ndaxte rek boo déggee plan B dafay fekk wóolu sa bopp te ñoom gëm nañu ni xeex bi nga xamante ni moom la ñu namm amal ak waa nguur gi xeex boobu la day danañ ci am ndam te seen ndam mooy fexe Karim Wade nekk candidat bu PDS googee yëglekaay yi nga xamante moom la ñuy xëyandoo ci bëccëgu tey jële rek gannaaw bu ñu waxee mbirum Karim Wade ba noppi rek daal nañ yëkkati itam ay kaddu jëmale ko ci kii di Khalifa Sall mi nga xamante ni fi mu ne day candidature am day mënees na ci am xel mu dal ndaxte kii di Khalifa Sall day bokkul ka ak kii di Karim Wade ndax moom Khalifa Sall jamono yi candidature am day mënees nañ koo nangu ndax dossier am bi dëgg nii à tout moment mënees naa dugg ba ñu nangul ko candidat gi nga xamante ni bi rek moom la namm moom Khalifa Sall ngir sampé ko ndëndëm ci élection présidentielle yi nga xamante moom la ñu dégmal ci atum 2019 la séglekaay ne ñu moom Khalifa Sall day kon ñu jàpp ni fi mu ne day moo ngi ci sursis jamono yi nga xamante ni Walfadjri yéglekaay mu ngi dëggal xabaar yooyee ne ñu Khalifa Sall jamono yi nga xamante ni dossier mi ngi ci justice mënees naa am yaakaar mën a bokk ci jongante élection présidentielle 2019 yaa jàngeen jëf mu ngi noonu ñaari fukki simili ak juróom moo tegu ci benn waxtu xabaar yi fi lañ koy yëkkatiyee léegi-léegi ñu fàttali leen ponk bi nga xamante ni jotoon nañ ko fi yaatal. benn nit bu ñàkk bakkanam keneen ki jëlee ay gaañu-gaañu moo tukkee ci bilan ay taw yu métti ànd ak ay ndënu wàcc fële ci diwaanu Bignona ni ki démb loolee sax ki nga xam te moo si jot a ñàkk ay bakkanam ab tout tànk la bi nga xamante ni ay atom mu ngi toll ci fukk ak juróom benn at Amady Khalilou Diame indi na ci ay yaatal ci biir xabaar yi dégg ngeen ko ci lu toll ci ñaari fukk ak juróom ci ay parlementaire wàcc nañu fii ci diwaanu Ziguinchor dimanche bi ndëgg nii nag ñu ngi ciy amal ay liggéey amal nañu janoo nag ak ki nga xamante ni moom moo fi toogal l'armée amal itam beneen daje ak ki nga xamante ni moom moo di gouverneur bu Ziguinchor dégg ngeen ci li nga xamante ni bi rek moo waral seen tukki fii ak ki nga xamante ni bi rek moom moo di vice présidente bu assemblée nationale ci biir xabaar yi ci li xabaar itam daal nañu waxtaanee yoon gu bon gi nga xamante ni moom la ñu duppee bokkul di buluf rawatina diggante Tandième ak Thionkesil bi nga xamante ni ëlëm na bopp ñi fa yeewoo bi ci mujj yàbbi nag moom moo di président bu bulu ji gis ni yoon googu yàqu gi mu yàqu nag mu ngi yéexal trop développement bu buluf dégg ngeen ko ci mënoon addu ci micro Amady Khalilou Diame ci biir yile xabaar ab projet bi ñu duppee Mobi Ciné daal nañ ko dëgëral ci diwaanu Ndakaaru bëgg itam région yi jot ci Ziguinchor bokk na ci yeneen juróom benn diwaan yi nga xamante ne tànn nañ ko ngir doxalee foofu googu projet loolu tax na sax ñu di ci yaatal ci biir ëttu jotaay xabaar yi lee xabaaru bitim réew yëgee nañ leen ko xabaaru tàggat yaram itam xabaaru yëglekaay yi ñu xëyandoo ci bëccëgu tey jii itam yëgee nañ leen ko lii moo nekkoon xabaar yi si sawu ko li ne woon ci kàddu gi Albert Gomis moo nekk fële ci xarale gi réalisation Aïssatou Diatta mbokk yi ñu ngi rafet bu baax seen ànd ak programme Génération FM bu leen fàtte fi léegi ci kanam tuuti incha allah Mohamed Tidiane Ndiaye ak ki nga xamante ni moom moo di Lamine Ba Moussa Ndaw ba ci sax Amady Khalilou Diame danañu jël léegi antenne mi ngir yeggee leen li nga xamante moo di seen match comme niñ koy defee bu mondial bi commencé bi ndëgg nii rédaction bi nag jox leen dig daje bu juróomi waxtu jotee muy 17h ci yeneen i xabaar ci wàllum nasaraan yi incha allah jaa ngeen jëf ci déglu bi.